jërëjëf gars yi ñu ngi leen di siyaare waat bu baax rek di wax ni ñoo ngi ci suñu deuxième partie émission toog ak docteur Diallo di wax ni rek ñoo ngi ci sinusite maladie sinusite tey la ñu bëgg a waxtaanee ak docteur mu nekk loo xamante ni nag lu ñu lakkal la tey nag dañuy ñëw waxtaan ci ak docteur su ko defee rek ñu indil ci ay saafara ak nu ñu ci war a taxawee docteur tey maladie sinusite la ñu bëggoon waxtaanee. waaw feebar boobu en général ñu koy waxati def nañu école ba génn xamuñu ko ndax am na un peu avantage école sama dernière année j'ai été moniteur à l'école être moniteur de la clinique vétérinaire bu nekkoon école donc vous avez en charge la formation pratique des jeunes vétos yu doon def à la clinique donc ba may génn foofu man gisuma sinusite c'est après je crois les années 2000 laa am fii ay xar yuy am des écoulements nasales li ci gën a bëri bakkan buy xelli li ci gën a bëri ci benn côté am na ci xar yu nga xam ni day am gonflement ci suufu bët bi ngay gis mu neew wala ci kaw bët bi mu neewi dem ba déformer kii bi nu mu tuddati yax bi am tendance sax di génne di puus bët ba muy génn boo defee ponction mu génne la benn liquide bu gluant bu rattax boo xottee bës ko mu génne noonu lay mel et puis ñu dig baagante di ñëw en traitement du tane ba finalement éleveur bi soit il perd l'animal ou bien mu rey ko ñu demaat ay années am benn doyen bu ñuy wax comment il s'appelle encore doyen Diop fàtte naa tur bi bon mu am benn femelle am bu aussi bu def ay écoulement nasal mu jaay ko beneen éleveur bu nekkoon fii 10e ñu topp ko ndax en général éleveur bu ñu amee problème dañuy fajlu traité ba sonn topp nañ xar bi ci lu toll ak 3 ans ci muy toll ci 3e année wu écoulement bi ci la commencé nag di dépérir di jeex ba cachectique wow koŋ après xar bi dee ñu demati ay jamono kër Mbenga fii ci gannaaw ñu fekk fa mel femelle bu mag bu mu jëlee woon ci Daouda Seck dem si yàlla na ko yàlla yërëm ñu fekk ko fa femelle bu ñool sax n'est-ce pas femelle da daan yóbbu ci ay xar yu góor muy tëbu tolloog ñoom est-ce que sax dañuy wax ne du leen sut tëbloon na ko ci fadam bu Alsane Diagne amoon ci benn maal bi ñuy wax ay ni na donc femelle boobu aussi def écoulement nasal léegi ñi nga xam ni fekkoon na leen fa am na benn mbokkam bu fa dugaloon benn xaru Casamance sax la ñuy wax ci biir xar yi moom it mu am soj bu chronique bakkan yi di xelli ba ñu jëlee ko fa femelle boobu jël bakkan yi di xelli moom it ndax man maa doon faj xaru Daouda Seck yi maa ko daan faj mosuma cee gis signe bu mel noonu donc boo demee fële nga gis fa benn xar ñi di soj ba ci yàgg xar beneen jël ba ci yàgg kuy mi ay ni na ba mu koy doog a jaay bakkan bi mu ngi commencé di tooy n'est-ce pas donc loolu moom mooy wane ni xar bi kat dañ ko wàll boo xoolee dans la littérature sinusite ñu ngay tuddee adénome pituitaire cancer boo xam ni ci voie respiratoire supérieure la cancer la donc cancer li ko mën a indi moom mooy ay cellules yu nga xam ni dañoo nekk fu ñu war te nekk di multiplier wu de manière anarchique loolu li ko mën a joxe dafa bari mais bii ay virus moo koy joxe virus bi mooy modifier organisation cellules yooyu def ko des cellules cancéreuses comme ay virus la comme ay microbe la donc c'est tout à fait normal que lii contamination donc mun ci am léegi nag les éleveurs ils ont tendance à dire que dañ koy donnante bu doon dañ koy donnante amaana sax mbote bi bu teelee juddu mu teel ko am peut-être mais en général xar bi nga xam ni am na ko bala muy manifester day dem fekk mu commencé dëgër donc day jël temps maanaam le délai d'incubation peut-être sax mën na bañ a doon délai d'incubation
bu gudd trop délai d'incubation moom mooy bu microbe bi duggee ba premier signe yi manifesté wu moom mooy délai d'incubation donc fa la nekk di togg ba mu ñor mu doog a génn léegi ñor bi génn bi est-ce que moom mooy cellule tumorale yi cellule cancer yi ba ñu juddoo ou bien ba mu demee ba commencé di sécréter sécrétion boobu donc mënu wax exactement la durée du délai d'incubation mais maladie boobu au départ virus moom moo koy joxe et day wàlle nga wax ba beneen question nga ni ndaanaan yi ñoo koy am effectivement ci kër éleveurs yu mag yi ci la gën a bëri parce que circulation yi déplacement xar yi foofu la gën a bëri recrutement yi voilà donc à force de recruter comme mun nga jënd xar bu nga xam ni les signes cliniques dikkagul alors que moom il est contaminé te signes cliniques yi dikkagul mun nga jënd balaa signes cliniques yi ñëw sax fekk ku commencé na wàll yenn xar yi xar boobu demee ba manifesté wu ba commencé am écoulement boo ko génnee boo toogaatee quelque temps di nga gis beneen boo xam ne commencé na ko éleveur boo jël fii Thiès mu courant ci biir mbaaram comme nañ dañ koy donnante di nga jël xar moo xam ni ak bii bokkuñu dara ba lay xëy suba am ko éleveur boo jël bu la neex bu dee xam nga ay xaram tuuti bu baax boo ci jëlee benn xar sinusite yàgg fa beneen dina am boo xam ne bokkuñu dara donc kon thèse u hérédité bi moom c'est une thèse bu nga xam ne amul léegi nag mu ni nooñ koy xàmmee c'est vrai que diagnostic bi n'est pas évident xanaa mu dem ba sori au départ c'est pas évident au départ di nga gis bakkan bi di tooy li gën a bari ci benn côté bi lay tooy mu dem ba ci yàgg muy tooy bay toq du far du tax mu sëqët du tax mu du far day ndoxe bu demee ba ci yàgg ñaari bakkan yëpp mën nañu jël bu demee ba ci yàgg mën na di ronfler am na yoo xam dañuy dem bay mel ni koy xaraŋ n'est-ce pas am na ci forme ba nga xam ne nag c'est mën naa ko tudd la forme fermée maanaam du xelli lu bari ci bakkan bi mais dafay neewil sinus yi ci bopp bi da nga gis muy neewi ci wetu bët bi mën na neewi ba toj di génn ay liquide donc loolu daal moom mooy kii bi léegi nag feebar bu am na prévention et la prévention c'est de séparer les animaux qui sont malades léegi éleveur nag nu ñu koy defee bu ñu amee xar bu rafet dañ naan damay xaar ba am ci benn doom daal di koy ber léegi nag boo ko beree ba mu am doom boobu wàll na ko lu gën a bëri amul na ko bañ a wàll nag da day am na xar bu sinusite jur doom ba mu màgg wàll ko moi j'ai eu cette expérience j'ai acheté benn kuy ci éleveur dugal ko ci xar yi mu commencé wàll samay xar ma génne ko tabaski ñu toogaat benn délai bu yàgg yeneen manifesté wu ma génne leen yeneen manifesté wu ma génne leen ba mu jeex ma toogaat lu toll ak 2 ans ma jëndaat malheureusement xar bi aussi am sinusite ma yar ko ba mu màgg ma jox ko sama benn vieux éleveur muy paase yi joxal sa gaañ ma jox ko paase yi loolu sax moom preuve bu patent la mu dugal ko ci femelle yi mu wàll fa benn femelle mu éliminer femelle boobu mu comme góor gi bu paree ci xar bu xar bi tëbbee bu pare da koy ber mu ber ko ci kuy yi am benn enclos ay kuy rek a fa nekk mais avant tabaski di ñëw presque ñetti wala ñeenti kuy am nañ sinusite mais comme doon doog a am ak tabaski bi dikk na donc ci la profito génne ko loolu moom moo tax loolu ko may chance ba sinusite bi yàggu fa sax fa donc mesures yi ñu mën a am c'est les mesures sanitaires ndax wa aar moom ñaari mesure moo mën a am mesure sanitaire moom mooy fexe ba microbe bi du dugg ci biir maanaam li am jàngoro doo ko dugal ci biir li nga xam ni taq naag lu am jàngoro doo ko dugal ci say biir lañu tuddee ñun la prophylaxie sanitaire beneen mesures yi muy les mesures médicales la prophylaxie médicale moom la ñoom Moussa Mbaye doon def bërki démb maanaam dooleel xar bi de sorte que bu dee doomu jàngoro bi ñëw na mu mën xeex ak moom mais pour sinusite bi jóge fii c'est très facile ça ne demande que des sacrifices
ay sacrifice en Europe am na ci chèvres yi yenn pathologie yoo xam ni normalement si les animaux sont atteints dañ leen di sacrifier dañ leen ciy jële waaw ndax moom moo gën mooy ñàkk ko cee jële moo ëpp coût bu dee da nga ko fay jële ndax bu dee un jeune éleveur nga bàyyi say xar ñu sinusite yi sinusitul mu ñëw jënd fa ay xar à des prix d'or seen prix yi ngeen di jaay yi ñuy jaay xar yi mu yóbbu ko këram mënatu koo jariñoo loolu àq la léegi am na ci réglementation yeneen dëkk yu développé yi ce qu'on appelle un vice rédhibitoire lii moom bu dee ni jaay bi mu ngi ci rek donc sañ nga dem ci yoon nga ñu delloo la say ku nekk jël delloo la li nga ko jaay nga delloo ko xaalisam donc loolu la léegi bu dee ni man sama xar yi dama leen bëgg a bàyyi dans un truc situation d'infection ñu nekk ci biir di feebar ma jël sama choix boobu bu la neexee yow xam nga ni sa xar yi ñoom ñëpp ñu ngi wàllante seen biir xamoo yu wér ak ñu wérul boo dee nag jaay nga nit ba mu manifesté wu war nga am honnêteté nga wax ko au départ boo ko waxulee nga am honnêteté que ni kii kat la mu jëndoon cause bi li ko waral ci man la jógee donc voilà daal pour problème boobu muy sinusite bi. jërëjëf docteur di wax ni rek su ma la déggee mooy sinusite du jaar ci ngelaw li pour wàll waaye su ma la déggee mooy sinusite éleveur bi du ko transporter ci beneen gétt mais ci biir loolu rek yow da ngaa nekk koo xamante ni partout dañ lay déglu léegi conseil bi li ma lay bëgg a laaj mooy ban pexe la ñu mën a éliminer sinusite fii ci Sénégal maanaam pexe bu gën a gaaw pour éliminer maladie bi. loolu jaawara wax naa la ko ndax li may. est-ce que maanaam dañuy abattre xar yëpp feebar bi dañ benn yoon wala qu'est-ce qu'il y a. waaw loolu kay wax naa la droit au but kay laa jëm ndax man nee naa la tegale naa ñaari maal mu dugg ci sama biir gétt indi fa sinusite mais damaa rey xar yi xar bu ko manifester dama ko rey xar bu ko manifester am na ci sax benn xar bu nga xam ni néegu ma koon rey parce que dama ko bëgg bon bëggu ka baax na et cetera